Si vous allez introduire rapidement, en quelques... Malheureusement, il y a un court-circuit. Ouais. Bon. Il y a des soucis dans cette université. Bon. D'accord. Je me donne combien de minutes? Bon, 20 bas, 30, d'accord. Tata, on peut vous donner une demi-heure pour votre... Moi, je n'ai rien préparé. Bon, on vous laisse improviser. Vous avez maximum une demi-heure. Improviser, moi, il n'y a pas de problème. Oui, vous excellez dans... Comme le maître. C'est Théophile Obenga qui raconte une conférence là qu'ils avaient faite ensemble avec le professeur Cheikh Anta Diop. Il n'a pas vu le prof avec ses notes. Il a relancé et au dernier moment, le prof lui a sorti un bout de papier avec 3 mots. D'accord. Assalamu alaikum. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais m'exprimer dans cet amphi en Wolof ou en Pulaar, puisque nous avons décidé tous ensemble de tenir cette série de conférences pour marquer le coup dans nos langues nationales, c'est-à-dire en Wolof, en Pulaar et éventuellement en Mandinka. maa ngi nuyu ñëpp di leen di sant di leen di gërëm ñoo ngi dalal suñu mbokk yi jóge Gambia te professeur Insa Touré jiite leen dafa génn waaye du yàgg mu ñëw tey ñaari conférence lañu leen di amal bu jiitu bi professeur Hawa Bokar Lital moo koy def si kalaamu Wolof wala Pulaar. Professeur Hawa Lital si gàttal mën nañu jàpp ni dafa bokk si doomu Cheikh Anta yi doomu bi jigéen yi ndaxte bokk na sa ñi nga xam ni ñoo ko yar may ko xam-xam jox ko xam-xam moo tax mu bind téere bi jëgleel ko téere baa ngi tudd Cheikh Anta Diop
l'homme derrière le savant maanaam boo ko naree firi Cheikh Anta Diop moo doon kan waaw bu weesoo borom xam-xam bi ñu xam historien bi égyptologue bi Cheikh Anta Diop en tant que nit en tant que talibé en tant que pape moo doon kan waaw loolu lay wane si téere bi bu weesoo suñu professeur ndaxte ñun ñëpp jàngal nañu Mamadou Fall man mi di wax ak yéen jàngal na ma fii du woon amphi bi mais amphithéâtre Ahmed Baba xaw na yàgg tuuti bi ñu nee première année un cours sur l'Indochine waaw léegi la ñëw si Sénégal bi mais bu yàgg ba c'était l'Indochine le Vietnam donc bu ñu paree professeur Mamadou Fall grand spécialiste de la Sénégambia waaw Sénégambia xam ngeen lu mu tekki Boubacar Bari wax na leen ko Sénégambia dafa am lu ñu mën a tuddee Sénégambia bu ndaw ak Sénégambia bu mag Sénégambia bu ndaw bi mooy ñaari dëkk yi nga xam ne mooy Sénégal ak Gambia waaw ndaxte tubaab yi ñoo leen xar daf ko ñaari bopp mais bu dee wax dëgg la benn bopp la mooy Sénégambia bu ndaw bi ñoo la ko professeur Boubacar Bari expliqué firé Sénégambia bu mag bi nag moo gën a yaatu ndaxte moo ngi commencé Nouadhibou si Mauritanie wàcc ba Freetown si Sierra Leone waaw looloo tax Sénégambia bu mag ay dëkk yu bëri ñoo si nekk dëkk yu mel ni Mauritanie Sénégal Gambia Guinée-Bissau Cap-Vert Libéria Sierra Leone ndaxte boo xoolee si wàllu géographie si wàllu kàllaam si wàllu histoire si wàllu migration dëkk yi ñoo bokk loolu yëpp waaw du ay dëkk benn dëkk la tubaab bi ñoo ko xaaj def ko benn ñaar ñett ba fukk ba téeméer waaw ba léegi dañoo mujjee dugal suñu bopp ni duñu benn dañoo bëri waaw ñoom ñoo ñu tas ñu ne ñu ñëw fekk si leen si tasaaroo boobu waaye balaa maa jox professeur Hawa Ly Tall micro bi dama leen di jaale yéen ñi étudiant Gambie ak étudiant Université Cheikh Anta Diop de Dakar ndaxte fan yi ñu jóge dafa am seen ñett morom yu noppalu seen benn morom bu jigéen bu tuddoon Elisabeth seen ñaari morom yu góor yu tuddoon Mayib ak Suhibu waaw ñoo ngi leen di jaale seen ñett morom yooyu yal na leen yàlla yërëm xare leen aljanna waaw ni ñu koy faral di defee rek dama leen di ñaan ngeen jóg taxaw ñu respecter 1 minute de silence et de prière en leur mémoire. jërëjëf on jaaraama jooni mi tot micro nenam Hawa Ly Tall bureau ba wala si am na fii si vigile dès que vous allez dans le hall à gauche voilà dans le hall à gauche Et si on a parmi vous qui parlent pulaar, qui sont des Haalpulaar, vous pouvez lever la main. Voilà, alors, vous savez, donc je vais faire la conférence en pulaar. Vous êtes d'accord? D'accord, je vois qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. On va faire la conférence en wolof et en français. En français, vous êtes d'accord? Voilà. Je crois qu'il n'y aura jamais l'unanimité. On va faire un peu des deux. Donc, assalamu alaikum. Nuyu naa leen
C'est un honneur pour moi d'être devant ce parterre d'étudiants gambiens. Est-ce que ça marche? Merci. D'étudiants gambiens et sénégalais. Ah, okay. Il faut tenir. Ok. Je disais que c'est un honneur de me tenir devant cet amphithéâtre plein d'étudiants sénégalais et gambiens. Et je dis welcome à nos parents de la Gambie, suñu mbokk yi. Welcome ci seen réew ndaxte Sénégal seen réew la. Xam ngeen comme ni ko professeur waxee sànq Sénégal bi la woon rek ñun ñëpp mbokk la ñu. Preuve bi moo di ñi ñu ngi wax wolof ci Sénégal di wax wolof ci Gambia di wax pulaar fulaani bu pël ci Sénégal di wax pulaar fulaani pël ci Gambia di wax soose ci Gambia ak yooyu donc tubaab yi ñoo ñëw dagg ñu def ñu ñi sénégalais lañu ñi Gambie lañu ñi ghanéen lañu ñi burkinabé lañu waaye nag bu ñu demee ba ñu yeewu fippu ba li Cheikh sama sëriñ Cheikh Anta Diop doon wax fer nax fer tiit ñu nekk nag war a ñawaat loolu nag suñu diggante ba ñu nekk benn peuple parce que benn peuple lañu. Cheikh Anta xam naa ni ñeen ñëpp yéen a ko dégg ndaxte moom boroom xam-xam bu mag la boroom xam-xam bu mag la ba sax université bi ñu nekk tey moom lañu ko tuddee ñu ngi ci université Cheikh Anta Diop waaw moom Cheikh Anta mi ngi juddu le 29 décembre 1923 ci Ceytu dans la région de Diourbel moom dafa juddu rek daaw 2023 la waroon bu dundoon la doon am téeméeru at. Est-ce que tout le monde comprend? Waa Gambie yéen a ngi dégg yéen a ngi comprendre tuuti rek ok donc bu ma paree dinaa jëlaat tuuti ci français pour ngeen dégg donc dama bëgg wax ni que tey jii xam naa ni vous connaissez vous avez entendu parler du professeur Cheikh Anta Diop nécessairement. Et si vous ne l'avez pas entendu, comme vous vous retrouvez, on se retrouve aujourd'hui dans l'université qui porte son nom, c'est-à-dire l'université Cheikh Anta Diop, dégg ngeen ko xam naa ni it am ngeen li ngeen xam ci moom lu bare ndaxte c'est beaucoup vous la jeunesse là vous êtes dans les réseaux sociaux et il y a beaucoup de vidéotons de vidéos yi nga xam ne qui le présente et tout ça. Cheikh Anta aurait eu 100 ans en 2023 l'année dernière s'il était vivant. Malheureusement, il est décédé trop tôt, c'est-à-dire à l'âge de 63 ans en 1986. Cheikh Anta dafa nekk ki nga xam ne kii dafa li ñuy wax précoce xaw ma ndax mën nañu ko tekk ci kala baatu dooj maanaam dafa teel a yeewu moo tax ci ñeenti at lañu ko dugal la ko yaayam dugal alxuraan parce que moom dafa juddu yàggul dara papam gaañu waaw mais comme yaay ji gisoon na dafa yeewu dafa nekk xale bu yeewu daf ko boole ak xale yi amoon juróom-ñaari at wala juróom-benni at wala lu ko ëpp mu dugal ko alxuraan bi mu amee fukki at parce que dañuy wax toujours borom xam-xam la égyptologue la anthropologue la physicien la ak yooyu mais nag dañuy dul wax toujours formation ci alxuraan
dafa jàng alxuraan moom bi mu amee fukki at ak benn la jeexal alxuraan jàng na alxuraan ba mu jeex waaw donc 4 ans la dugg après au bout de 8 ans moom mokkaloon na alxuraan ndaxte ci dafa nekk ci mbokk Cheikh Ahmadou Bamba ba pare bi yaay ji bi papam gaañoo kii Cheikh kii le Mouride le Baye Fall Cheikh Ibra Fall moo jëlaat yaayam donc pratiquement Cheikh Ibra Fall moo ko yar mu màggandoo ak ñoom Gaynde Fatma léegi bi muy jàng dafa wone ne ci jàngu alxuraan bi ak si jàng français tam parce que dañu leen di wax normalement ñun bi tubaab yi ñëwee dañu bañoon pour ñu dugg école yi waaye ñu xam ne école bi tubaab yi comme noot nañu il faut que ñoom lu ñu indi ñu xam lan la moo tax si seen génération bi dañu nangu jël yenn doom yi nga xam ne normalement dañu waroon jàng alxuraan ñu dugal leen école moom bokk na si ñi ñu dugal école kii mi ngi màggee ci kër gu mag kër Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ibra Fall yar ko ci bi muy jàng bés ci wam maître am bu sant kan dafa wax mu ne man de mënoo def sama leçon bi ci géographie ndaxte awma globe terrestre moom Cheikh Anta mu dem mu jël leket mu def ci Afrique def ci Asie def ko kii mu ñëw mu jox ko maître bi ni ko ah lii de moom globe terrestre la mu ci loolu la defee leçon loolu tekki na rek que dafa am xel dafa intelligence presque naturelle la mën naa ko wax léegi tam bañkat la ndaxte bi muy jàng boobu ñu fàttaliku nag boobu pleine période coloniale la c'est-à-dire mi ngi judd 1923 donc ay 14 ans 16 ans yooyu la nekkoon kii donc xam ngeen ñu ngi jot suñu indépendance rek en 1960 mais boobu tubaab yi kese ñoo doon jàngale dans les lycées mu am kiiwam entré en 6e kii mu dem ci Diourbel ñu affecté ko Van-Vollenhoven te Van-Vollenhoven élèves yi xarañ moom la ñu doon yóbbu foofu ñoom ñu mel ni Cheikh Hamidou Kane ñu mel ni Amadou Mokhtar Mbow ñoom ñëpp Van-Vollenhoven ak les premiers cadres sénégalais waxum même africain sax ñoom lycée bi nga xam ne bii Van-Vollenhoven la ñu ko doon wax léegi je crois que Lamine Gueye la moom mooy nekk Lamine Gueye waaw ñu yóbbu ko foofu muy jàng waaye bu tubaab yi wax yenn yi di suufel nit ku ñuul di wane ni nit ku ñuul nit ku paresseux la nit ku jubadi la nit ku baaxul la moom wala affaire bi nii la demee xeex bi tubaab yi doon xeex dañu noot nit ku ñuul kii moom maamam moo doon historien moo doon référence am dafa doon dem ci maamam mu ne ko ah maam tubaab bi de wax na ni lii ak lii ak lii moom moo ma ko nettali de parce que man yàlla def ma may ma nekk ak moom presque 10 ans presque fukki at maa ngi ci wetam en tant que étudiant en tant que militant dans son parti le Rassemblement national démocratique nga xam ne mooy 3e parti bu mu formé nekk naa moom juróom-ñeenti at ak ñetti weer ak ñetti fan balaa muy gaañu donc dama doon ñëw souvent 10 heures ba midi ñu toog di waxtaan wala ma dem ci laboratoire carbone 14 ñu toog lu yàgg di waxtaan mu may wax yu bare ma koy laaj aussi léegi mu ni ma bu ñëwee mu ni maam ji tubaab bi de nee na nangam ak nangam nee na maam ji ni dañuy fen rek du noonu nee na maam ji wax ko affaire bi ni mu demee moom nee na day yàkkamti bër set pour bu dajeeg professeur bi mu ni ko ah yow de li nga fi waxoon nangam ak nangam du noonu nii la demee
mu sonnal professeur yi ci lycée Van Vollenhoven bi ba ñu ne nañu ko yóbbu lycée benn lycée Saint-Louis xamu nu mu tuddoon noonu boobu Faidherbe lycée Faidherbe voilà xam nga ñoom dañu jël fépp fi nga xam ne bi feeñ na ñu def ci seen tur lycée Van Vollenhoven lycée Faidherbe mooy tey lycée Cheikh Oumar Al Foutiyou voilà l'un des résistants à la conquête coloniale ki nga xam ne kii bañkat la dafa mobiliser population yi ni leen nañu génn Fouta dem parce que tubaab yaa ngi fii ñu ngi préparer booru Saint-Louis pour ñu mun ñoo noot pour ñu sauver nag ci nooteel boobu il faut ñu organiser mobiliser wu ñu xeex ak ñoom c'est-à-dire def la résistance à la conquête coloniale mooy Cheikh Oumar Al Foutiyou il a fait l'essentiel une partie en Guinée dans le Dingiraï l'autre partie au Mali etc et formé ce qu'on a appelé l'empire toucouleur d'El Hadji Omar Tall etc je peux dire en passant que sama maam la ci moom laa jógee man maa ngi tudd Hawa Bokar Hawa Rugiyatu Amadou Moutaga Cheikh Oumar l'avant-dernier xalif sama yaay moo topp ci moom ñu bokk ndey ak baay actuel xalif bi Thierno Madane Tall sama frère la papam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay donc ñu ngi jóge ci Cheikh Oumar Al Foutiyou résistant à la conquête coloniale celui que j'appelle le panafricaniste avant la lettre parce que bu ñu ñëwee xam ngeen amoon na ay royaume amoon na ay kii mu ne leen ñun suñu royaume yi dañu tuuti il faut que ñu boole suñu royaume yi ak suñu état yi comme ça def ko benn nga xam ne bii mi ngi jóge fleuve Sénégal ba fleuve Niger def ko benn sous l'empire de l'islam sous la bannière de l'islam moo tax en même temps mi ngi doon def résistance bi mais en même temps mi ngi doon def éducation à l'islam éducation à la religion et en particulier éducation à la tijaniya bi nga xam ne bi jox nañu ko màkk bu mu demee waaw léegi Cheikh Anta ni di leen wax ne du noonu bi ñu ko yóbboo école Saint-Louis boobu lycée Faidherbe ba bu devenir lycée Cheikh Oumar Al Foutiyou foofu tam muy def la même chose ak professeur tubaab yi di leen weddi ba ñu dàq ko de tous les lycées du Sénégal Cheikh Anta était renvoyé de tous les lycées du Sénégal bi mu ko renvoyé de tous les lycées du Sénégal sa mère l'a inscrite à des cours du soir il allait le soir apprendre et ce qui est curieux c'est que ci benn session boobu dafa def ñaari bac mu def ci mois de juin bi mu présenté wu bac science parce que moom essentiellement scientifique la waaye ci octobre bi mu présenté bac lettres ce qui fait que comme wane na ni génie la wane na ni que nit ku xarañ la wane na ni nit ku yeewu la mairie de Dakar boobu Lamine Gueye moo koy diriger justement ñu may ko bourse pour mu dem France bi muy dem France dafa bëggoon def aéronautique science aéronautique maanaam lu jokkook avion yi bi mu demee waaye moom comme dafa engagé woon depuis pour wane ni Afrique won na ne Afrique dañu ko noot won na ni Afrique dañu suufel africain moom loolu bokk na ci xeexam ce qui fait que bu defee matière bi mu def finalement presque aéronautique bi def ko def lu côté parce que def na physique def na ñaari certificat en chimie générale ak chimie appliquée mu def anthropologie mu def sociologie bi muy def histoire la dugg ci égyptologie bi mu gis ni dañu koy woon ni nit ku ñuul moo jëkk ci àddina maanaam l'être humain est apparu en Afrique donc l'Afrique est le berceau de l'humanité yaakaar naa ne loolu kenn weddeetu ko mais li gën a yéeme toutes les sciences ñu wane ni science yëpp bi nga xam ni tey tubaab yi moom la ñuy tiitaroo muy mathématique muy algèbre même ci médecine bi ay affaire ni ñuy fajee bët et cetera
ci nit ku ñuul la jógee nenaam dans l'Égypte antique parce que bu ñu waxee Égypte waxuñu Égypte tey ji dañuy wax Égypte pharaonique bi nga xam ne nit ñi dañu ñuul comme man wala comme yow waaw ay kii lañu woon ay nit ñu ñuul lañu woon loolu te nee na tubaab yi xamoon nañu ko parce que seen borom xam-xam yu mel ni Hérodote nga xam ne il a vécu entre 485 ak yooyu woon na ni que égyptiens yi nit ñu ñuul lañu woon na ni égyptiens yi dañu amoon xam-xam waaw te ñun tey ni ñuy jógee fii ci Afrique jóge Gambia dem Angleterre wala jóge Sénégal dem France wala dem Belgique wala dem Canada noonu la tubaab yi doon jóge Grèce di jàngi Égypte maanaam nga xam ne kii dañu koy wax Platon nga xam ne philosophe la moom def na fukki at ak ñeent Égypte muy jàng historien bu mag bi muy Socrate moom def na ñaar fukki at Égypte muy jàng ñoom Pythagore Thalès ki ñuy wax théorème de Thalès 13 siècles avant Jésus-Christ mi ngi woon ci papyrus d'Égypte yi fukki at ak ñett balaa avant Jésus-Christ théorème boobu mu wax ni moom Thalès moo ko bind mi ngi woon ci kii bi ça veut dire qu'il y a un piège intellectuel il y a un mensonge historique c'est-à-dire dañu fen ci histoire bi dañu jalgati histoire bi xam nañu nit ñun ñoo jëkk xam nañu nit ku ñuul ñoo indi xam-xam yi xam nañu mais ñoom tubaab bi kañ dañu bëggoon moom àddina bi ñu jalgati yépp indi fen moom la Cheikh Anta di wax la falsification de l'histoire et il appelle cette falsification de l'histoire un crime contre l'humanité ndaxte dañu fen ba boole àddina bi indi xeex ñuy créer ay armes pour noot waxuma africain yi américain yi nekk Amérique la ñu jëkkee asiatique yi ay japonais yi les chinois les coréens guerre yooyu yëpp dégg ngeen ko xam ngeen ko gis ngeen ko ci vidéo yooyu donc ñoom dañu jàpp rek dañu moom léegi ñuy defar ay armes les armes qu'on pourrait appeler de massivement destructives pour noot nit ñi ba léegi ci loolu la ñu continuer OTAN bi nga xam ne bi tey barki démb la jóge ci réunion États-Unis ba léegi ci taxawaay boobu rek la ñu taxaw nan la ñuy def ay armes pour dominer àdduna bi waaw donc moom mu gis ni dëgg bi mu découvrir ko mu ne man bi ma gisee égyptologie dama tiit parce que xam naa ni bu ma waxee li am dañu ni voilà nit ku ñuul kii dafa bëgg a jalgati histoire bi dafa bëgg a teg nit ku ñuul ci taw te nit ku ñuul dafa nekk ci suuf et cetera moo tax lu nekk dégg na ko coono bu nekk gis na ko muy ci France muy ci feneen man livre bi ma ko windee bi may def entretien ak le grand journaliste ça s'appelle Cheikh Anta l'humain derrière le savant waaw l'humain derrière le savant c'est-à-dire la dimension humaine de Cheikh Anta maanaam mooy lan mooy nit ki kan mooy nit ki lan mooy valeur am lan mooy qualité am lan la jëf fan la jaar et cetera donc ma koy bind kii journaliste bi mi ma dajeek moom Sadakan bi mu compté ndek moom compté na mettitlu ak coono bu ñu teg Cheikh Anta mu ni ma téeméer la ak benn 101 ni ñu koy wax ci coono téeméer ak benn waaw ay coono yi ñuy teg Cheikh Anta rek pour wax ci benn rek wala ñaar fii ñëw na en 1960 bi mu paree doctorat bi mu amee doctorat bi mu paree benn journaliste def ko laaj ni ko waaw léegi nag lan ngay def parce que moom dafa doon former étudiants yi di leen yee di def ay conférence di ñëw fii Sénégal di def ay conférence et cetera di préparer di bokk ci yenn organisation yi FEANF la fédération des étudiants africains en France
bokk ci yenn conférence internationales yi les colloques ou les conférences des étudiants et écrivains africains. am na ñuy def sur le panafricanisme am na ñuy def Londres am na ñuy def Espagne am na ñuy def et cetera. Donc dafa doon yeete ñëpp xam nañu ko, n'est-ce pas, di wax africains yi ak afro-américains yi maanaam ñi nekk ci ay Caraïbes ak yooyu comme ñoom Aimé Césaire ak ñooñu ñi nekk Guadeloupe ñi nekk Haïti ñi nekk Amérique ñoom Dubois ñoom Garvey et cetera. Donc gisoon nañu taxawaayam. Journaliste bi ni ko waa yow léegi comme am nga sa doctorat léegi lan ngay def mu ne ko damay ñibbi sama réew Afrique am na indépendance am damay ñibbi pour dimbale Afrique tabax Afrique taxaw former xam-xam bi ma yor ma jox ko étudiants africains yi ma jox ko jeunesse africaine bi waaw. te boobu université bi tey bi ñuy wax Cheikh Anta Diop xëy na mun nañu wax université de Dakar la à un moment donné waaye université wu Afrique la wala plus sax parce que amoon na ay étudiants nga xam ne dinañu nekk ñu ngi jóge ci ñaar fukk ak ñett réew 23 nationalités africaines venaient ici. Même il y a des Européens, il y a des Français qui venaient étudier ici. amoon na presque ak boobu dëkk yu bare amuñu woon université ay Bénin ay Burkina ay Mali ñoom ñëpp fii lañ doon jànge. am na tey ay dirigeants yu bare wala ay cadre démb ak tey ñoom fii université Dakar lañu jànge 23 nationalités. Donc pour moom dafa doon ñëw fekk xale yooyu nekk fii def former leen ci plan science former leen ci seen jikko former leen parce que li may wax li mu def Cheikh Anta œuvre am bi mooy outil de décolonisation mentale. Parce que ni mu koy waxee nit ki bu ñëwee di la noot dafay jëkk sa mental lay jëkk attaqué woon na ni yow de tekki woo dara, yow de nit ku bon nga, yow nit ku salte nga, yow nit ki nga xam ne kii sa xel dafa tëju mënuñu def xam-xam sa bopp. Donc ñun tubaab yi ñoo yor xam-xam boobu, donc da ngeen war a nekk suñu kii. moo tax africain américain yi ñoom dañuy wax Cheikh Anta dekkikat la, maanaam le rédempteur parce que ñoom africain américain yi xam nga ñi suñu maam yi ñu jàppoon fi la yóbbu leen Amérique di leen dóor di leen liggéeyloo ci ci culture yi. ñu ngi wax par exemple ceebu Caroline bi ñoom maamu Michelle Obama mi en 1850 ñoom dañ nekkoon jaam ci biir ci tool yooyu ñoom ñoo doon bay ceeb bi bu ñu doon yónnee Afrique. bu fekkee ne Amérique nekk na première puissance mondiale ngir yàlla ak ngir nit ñu ñuul ñi la parce que seen deret moo fa tuuru seen ñàkk moo fa tuuru ba mu nekk première puissance mondiale te ba léegi loolu lay continuer. ñoom nag ñu ni leen yéen ñi ay jaam ngeen parce que seen maam yi indiwuñu dara ci civilisation universelle bi yéen du ngeen fi indi dara seen doom yi du ngeen fi indi dara ça veut dire que da ngeen condamné rek nekk ay jaam. Cheikh Anta ñëw woon leen ni nit ku ñuul de nit yéen ñi seen maam yi ñoo jëkk ci àddina. L'homme, l'être humain a été créé ou est né en Afrique te loolu benn science tey weddiwu ko ñi Tchad le lac Tchad et cetera historiens yi ñoo ci gën a xarañ pour wax ko waaye Toumaï wala Lucie anthropologue bi ko génnee et tout ça loolu science bi à chaque fois dañuy wone ni nit ku ñuul moo kii nit ku weex mi ngi mel ni copie rek photocopie nit ku ñuul parce que après la ñenn ñi génn ñenn ñi jaar fii xale yi di jaar tey pour dem Espagne Gibraltar ñii dem booru Inde bu ñu ñëwee nag yàgg fa
ñoom mélanine bi nga xam ne bi dañ ko soxla parce que soleil bi moo tax nit di am mélanine bi naaj bi dafa tàng pour mu protéger peau bi la preuve c'est que da ngay gis bu fekkee ni par exemple nit ku ñuul jóge na fi dem Europe bu fa yàggee dafay xeereer parce que soxlatul mélanine bu bare tubaab bu jógee Europe ñëw fii bu yàggee tuuti day brun waaw day jël couleur n'est-ce pas donc mu wone ni que non seulement nit ku ñuul moo jëkk ci àddina mais nit ku ñuul xam-xam yi fii la jóge donc boobu la africain américain yi am seen fierté ni ñun kat ndeke suñu maam yi contribuer nañu commencé di yëkkati di am seen fierté bopp ba nga xam ne bi li nga xam ne lii mënuñu ko woon xalaat maanaam que nit ku ñuul nekk président de la république ni ko Obama nekkee ne une femme noire américaine nga xam ne maamam nekkoon na bokkoon na ci ñi ñu jàppoon njaam comme Michelle Obama nekk la première dame noire de la Maison Blanche donc xeex bu yàgg la pour xeex de libération mentale donc xeex de libération mentale boobu moom la Cheikh Anta bëggoon indi fii ci africain yi bi mu ñëwee ñu ni képp ki nga xam ne kii nekk nga IFAN Institut fondamental d'Afrique noire nga nekk fa chercheur da nga war a jàngale ci université bi moom mu defar moom ma koy nettali de nee na mu defar programme am yónnee mu ni tel jour ba tel jour telle heure la bëgg kii nee na jotul réponse ba bés mu jóge këram di dem IFAN mu ne na def arrêt ci recteur bi mu laaj ko nee na bu mu yegsee rek recteur bi ni ko professeur je vous jure c'est pas moi mu ne ko waa lan moo xew mu ni déedéet dama jot ay instruction au niveau nee nañu bu ma la bàyyi nga jàngale fii ci université bi doog na toog na et loolu tubaab yi la parce que boobu ñoom ñooy contrôler l'université de Dakar mais nag avec la complicité de Léopold Sédar Senghor qui était le gardien du temple colonial waaw moom lépp la tubaab yi bëggoon rek moom la doon xeex même bu fekkee ne daf ko doon xaw a nëbb tuuti ak yooyu donc ba 1980 ñëwaat na Cheikh Anta ñëwaat na 1960 ba 1980 mënul jàngale fii ci université Dakar bi Abdou Diouf ki topp ci Senghor ñëw en 81 boobu la ñu ko bàyyi mu ñëw di jàngale boobu la ñu ko bàyyi mu jàngalewul université de Dakar lu dul ñetti at dirigé wul lu dul ñaari thèse maanaam ak Aboubacry Lam beneen injustice bi mu mën a wax moom ñëw na ak doctorat d'état sans compter ñëwoon na ak juróom-ñeenti diplôme ñaari bac yi mu def fii Sénégal ñaari certificat yi mu def kii defoon na doctorat ès lettres def kii science ak xam-xam boobu yëpp dañu ko doon fay salaire assistant lañu ko doon fay maanaam ku am maîtrise wala peut-être ku ko amul ku fa yeggul sax moom lañu ko doon fay ak yeneen mu war a tukki comme Algérie invité ko ci anniversaire 25e célébration lii seen libération parce que moom bi mu nekkee aussi France dafa doon xeexal non seulement dafa doon xeexal Afrique mais dafa doon xeexal yenn causes yi comme la guerre du Vietnam di xeex pour américains yi bàyyi li ñuy xeex vietnamiens yi di xeex pour la guerre de la France contre l'Algérie. On parle souvent de guerre d'Algérie, mais je pense qu'on ne devrait pas parler de guerre d'Algérie, mais de guerre de la France contre l'Algérie, ou alors si l'on parle de guerre d'Algérie, ñu complète ko la guerre de résistance de l'Algérie. Am na benn photo bi nga xam ne bi ñu ngi ko wone moom ak soxnaam Marie-Louise Diop
ak yeneen étudiants africains ñuy def marche dans Paris pour la libération de l'Algérie comme yenn étudiants européens yi français yi comme ñoom ay Jean-Paul Sartre et cetera donc ñu sonal ko waaye li ñu ko sonal yëpp moom faalewul loolu lu mu faale moo di génne science bi mu defee mu taxawal laboratoire carbone 14 yaakaar naa ni bu ngeen amee jot wala peut-être ci année yu wees yi demoon ngeen visiter ko professeur Fall mi ngi fii rek ci kii bi laboratoire carbone 14 bi pratiquement ci loxom la kii parce que waroon na pour mu taxawal laboratoire carbone 14 bi il faut que mu am ay financement ak yooyu mu xam ne loolu moom duñu ko permettre mu jamais pour mu am ay financement dafa dem ci leen à la Médina ci ay Pikine ak yooyu mu jël fa ay tôlier mu jël fa ay ouvrier mu ñëw woon leen nan la ñuy kii parce que bi ñu defoon laboratoire benn rek moo amoon au Congo bu ñu doon def laboratoire carbone 14 bi dafa doon yàqu mu ne waaw il faut que mu yàqu parce que laboratoire bi bu ci ngelawu géej gi kiiwee daf koy yàq donc il faut noyer le laboratoire donc dañu doon gas ko pour taxawal ko ci loxom la ko kii keroog sax bu ñu demee bi dégg naa Senghor ñëwee gis ko il dafa mer mu ni mais kañ nga def lii kañ la kii def lii kañ naka ngeen ko bàyyee mu def lii ak yooyu laboratoire carbone 14 xam nga ni lu am solo la historiens yi di leen wax la datation kii carbone 14 day yokk xam-xam day kii et cetera muy jàngale même bu fekkee di kiiwul ba pare mu nekk aussi un homme engagé politiquement mu ni waaw pour nit ñi ñu mën a taxaw ñu mën a bañ il faut que ñu former leen. Il y a non seulement l'éducation universitaire de la jeunesse africaine, mais il y a l'éducation des masses populaires parce que xeet bu amul xam-xam du mën a yóbbu boppam. Donc pour loolu aussi il faut que ñu organiser, c'est-à-dire mu taxawal ay parti mu taxawal benn parti bu tudd Front National Sénégalais boobu fukki weer motul at fukki weer ak benn la am Senghor dissoudre ko mu taxawal loolu presque 3 semaines après mu taxawal bloc des masses populaires sénégalais muy BMS dund na à peu près ñaari at yàlla def ñu dissoudre ko encore ci diggante bi Senghor ak Mamadou Dia ñu am problème ñoom président la woon ak vice-président comme aujourd'hui ni Diomaye nekkee ak Sonko waaye à un moment donné moom politique yi Mamadou Dia doon def moom neexul woon France donc mu am divergence ak Senghor ba ñu arrêté ko ñu arrêté Mamadou Dia ak yeneen patriote ñu mel ni Valdiodio Ndiaye ak ñooñu ñu dem yóbbu leen kaso bu gën a metti mi ngi mel ni kaso des grands bandits ci yóbbu leen Kédougou tëj leen foofu ba noonu Mamadou Dia ci mu def fa fukki at ak benn ba ci le perdre vue am mënatul gis waaw léegi Senghor mu ni Mamadou Dia mu ni xaw ma Cheikh Anta ni Mamadou Dia il faut nga génne mu ni Senghor il faut nga génne ñoom Mamadou Dia parce que yow xam nga ni li nga leen jiiñ coup d'état defuñu benn coup d'état c'est que politique bi Mamadou Dia doon dawal nekkul ci intérêt France moo tax te yow France rek nga fi nekkal moo tax nga tëj ko tëj bu metti dañ ko bëgg a génne ci politique bi waaw Senghor ni ko léegi yow sa BMS bi da nga ci génne ñoom les disciples Mamadou Dia mu ne leen duma leen ci génne ndaxte defuñu dara loolu yëpp mi ngi sama téere bi waaw léegi mu ne ko léegi man tant que Mamadou Dia génnul du ma taxawal parti moom Cheikh Anta mu ni temps parce que loolu ñu bari xamuñu ko ni mu xeex pour génn Mamadou Dia ci prison pendant 12 ans mi ngi suspendre ses activités politiques ba en 74 la Mamadou Dia génn weer yi ci topp ñu gracier ko boobu la taxawal le Rassemblement national démocratique sénégalais le troisième parti son troisième parti
bu mu ko taxawalee boobu Senghor a ngi tukki bu mu ñëwee aéroport ñu ni ko Cheikh Anta Diop de ak ñeneen patriote sénégalais déposé nañu statut déposé nañu demande pour ñu taxawal mu ni ko du ma leen jox récépissé bi fii ak révisé wu ma constitution bi ci sama livre bi maa ngi wane ne tripatouillage de la constitution Senghor def na ko 6 fois muy changé constitution bi mooy effectivement mu changé mu ne léegi ñetti courant mu am courant libéral courant socialiste ak xama ban courant sax ñett léegi waaw voilà mu ne léegi man Senghor maay socialiste bi Mansour Diop mooy communiste bi léegi beneen bi yow libéral bi yow Cheikh Anta boo bëggee nga jël ko Cheikh Anta ni man du ma sol mbubu bu ñu ma ñawal rek te laajuñu ma du ñu jël benn si sa kii bi boobu finalement Ablaye Wade ñëw jël ko léegi ñu Cheikh Anta porté ko plainte RND porté ko plainte boo gisee maa ngi nettali procès boobu tribunal bi dafa fees dell à partir de 4 heures du matin la militants yi ñëw ñii jógee banlieue bi ñii jóge ci village yi ñii jóge un peu partout mu fees ñu ni waaw kii bi ñu génn ñu def kii bi ba pare ñu def délibération bi Cheikh Anta ni leen nii ñu keroog dafa improviser benn meeting ci biir tribunal bi mu ne am kayit juddu dund amul kayit juddu dund boo amee bulletin de naissance di nga boo juddoo di nga dund di nga kii la preuve c'est que souvent ñun dañuy toog ba bu ñu bëggee yóbbu suñu papa yi kii boobu kii Makka la ñuy rendre compte moo suñu am bulletin de naissance boobu la ñuy dem toppatoo et cetera donc mu ni leen récépissé bi ñuy bañ jox ñun dinañu continuer di liggéey ci RND duñu bàyyi duñu taxaw te duñu nëbbu parce que dafa taxawloon journal bi daawoon na génn semaine bu nekk journal bi tudd Siggi si foofu tam Cheikh Anta xawma Senghor xeex ko ni ko ni nga bindee Siggi SIGGI du noonu da ngay dindi benn G bi mu ni ko loolu faute grammaticale la ay linguistes yu mel ni Pathé Diagne yaa xam ni loolu faute grammaticale la te xeexu linguistique boobu Senghor def ko xeex keneen ki nga xam ne kii mi ngi tudd Ceddo n'est-ce pas le grand cinéaste africain Ousmane Sembène kii wam boobu génn na juróom-ñaari at kenn mënu ko gis Sénégal ku ko gis rek ci bitim réew nga ko gis waaye gisoo ko fii Sénégal n'est-ce pas Senghor ni ko Cheikh Anta ni ko du ma def faute grammaticale te yow sax nee nga grammaticien nga waaye yow xamoo dara ci grammatical ci grammaire langue nationale yi xamuloo ci dara donc ñun siggi bi lañ koy garder muy continuer Cheikh Anta xam ne dafa bëgg ñu taxaw journal bi te journal bi dafa am solo parce que dañ ci dox ay information ñu ci def ay articles yu am solo léegi Cheikh Anta ni bon d'accord siggi bi nee nga nañ ko bind ak benn G duñ ko bind benn G def faute grammaticale léegi changé nañ tur wi tuddal nañ ko taxaw faaf nag comme niñ koy wax taxaw temm siggi nag taxaw temm donc wane ne Cheikh Anta bañkat la Cheikh Anta borom xam-xam la Cheikh Anta bañkat la c'est-à-dire c'est un homme engagé politiquement ci science bi dafa xeexal Afrique moom xam-xamam ak mën-mënam def ko def au service de l'Afrique et des Africains bu mu génnee kii bi ko UNESCO woowee comme léegi wane nañu moom borom xam-xam la partout dañ ko doon woo ay conférence ay colloque et cetera UNESCO def appel à moom ne ko léegi dañu bëgg a bindaat histoire Afrique parce que histoire Afrique tubaab bi dañu ko jalgatil ni nos ancêtres les Gaulois nee na ñoom tubaab yi ñi nekk Gaule maanaam ñooy suñu maam ñun nit ku ñuul ñi surtout nag nit ku ñuul francophone yi
Cheikh Anta ni déedéet ñun Égypte antique bi ñooy suñu kii léegi ñu ni ko dañuy bindaat histoire Afrique mu ni ah man nag dama am ay thèse yi ma bind thèse yi am nañu koy bañ léegi pour ma mën a bokk seen bindaat histoire générale bi wala pour bañ see bokk il faut que ngeen woon boo borom xam-xam yi man ma exposé leen sama théorie yi bu fekkee ni ñoom wone nañu ne théorie yi baaxul ma teg ma gasul te sama thèse yi fekkee nee nañu baax nañu ñu bindaan nag Afrique histoire humanité sax ci à partir de mes thèses UNESCO préparé conférence boobu ñaari at yónnee tànn borom xam-xam yi rëy ci àdduna bi yépp muy ñii nekk France ñii nekk Égypte ñii nekk Amérique ñii nekk Canada ñii nekk kii fukk ak ñeenti lañu woon les plus grands égyptologues ce que le professeur Da Nascimento appelle la fine fleur de l'égyptologie ñu def conférence bi du 28 janvier au 3 février 1974. C'est ce qu'on appelle la conférence, le colloque de 1900, le colloque du Caire, ñu daje Égypte. Moi am aussi ay observateurs, moi am aussi ay journalistes, donc un journaliste sénégalais. ñu ñëw jàkkaarloo nag def lamb bi def duel bi ñu koy xeex moom rek la woon presque parce que amoon na ku koy dimbale mais kooku presque étudiant la woon mooy Théophile Obenga le grand savant bu nekk le porteur de son savoir ki nekk Congo Brazza la dernière fois fekk naa ko Congo Brazza Théophile Obenga bu ngeen bindee turam di ngeen gis ni borom xam-xam la moi c'est l'un des continuateurs de l'œuvre de Cheikh Anta comme ñun ñi moom mooy suñu mag tey jii léegi bi ñu paree duel bi jàmbarloo bi lamb intellectuel bi le rapport de l'UNESCO wone ni que malgré que préparé nañu ñaari at ci dëgg Cheikh Anta moo daan les thèses de Cheikh Anta ont prévalu. Cheikh Anta a battu les grands savants du monde occidental, n'est-ce pas? Donc sur la base de ces thèses-là la ñu bindaat histoire générale de l'Afrique nga xam ne bi l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours bindaan na ko ak son jeune frère l'un de ses disciples Iba Der Thiam, n'est-ce pas, qui a fondé l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. ñu taxawal ko ba tey jii ñuy continuer liggéey boobu ba tey jii waa Gambia di jóge fii di ñëw fii peut-être ñeneen jóge fii di ñëw fii di jàng ci loolu histoire générale bi l'histoire générale de l'Afrique remise sur pied grâce à Cheikh Anta Diop. Donc c'est un grand savant, c'est aussi un homme de grande valeur. C'est-à-dire Cheikh Anta lu mu màgg rek il a beaucoup d'humilité. Comme je le dis, c'est la grandeur dans l'humilité. C'est la rigueur scientifique, c'est l'honnêteté intellectuelle. Tout ça, je le démontre dans ce livre-là. Il y a un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle De la reine de Saba à Michel Oma, africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Parce que mon participé nañu bari xam nga dañuy xase Afrique du ñu may jigéen place du ñu may kii moom mu wane ne déedéet loolu du dëgg. Afrique yi comme société matrilinéaire la moo doon may jigéen place depuis l'Égypte antique ba l'Afrique précoloniale tubaab bi bu ñu ñëwee comme ñoom seen société bi patrilinéaire la ñoom ñoo yàq statut jigéen loolu mun na nekk conférence bi ñu sur dugg trop. gis naa keroog première question bi ça portait sur ça donc daal ngeen xam ni parrain wu université bi ngeen nekk tey Cheikh Anta Diop c'est un modèle parce que damay dégg ñu naan la jeunesse n'a pas de référence. Quand une jeunesse a comme référence quand un continent a un fils comme Cheikh Anta Diop, un savant scientifique, le plus grand savant du XXIe siècle, un homme honnête, un homme de rigueur, d'une grande rigueur intellectuelle, d'une grande rigueur scientifique, d'une grande honnêteté
et d'une grande humanité. Vous avez la référence, c'est Cheikh Anta Diop. Je vous remercie. Merci. Léegi dafa am suñu benn dogal la bu ay kenn su déglu benn candidat moom ñu joxam bu fekkee ni le chef le demande je peux toujours I can still make the talk, but I think it's not really necessary, no? But wow, je pense que donc pour éviter de traîner, pour éviter que yëf yi gudd, parce que bu ma commencé woon sama waxtaan fii, je crois que par rapport ak li ma préparé woon 2 heures du ci doy. Donc léegi li ñuy def mooy dama leen di bàyyee kàddu gi ngeen poser ay questions ku ci nekk par rapport ak li ma wax par rapport ak li Awa wax wala sax bon on a des collègues ici mel ni comme Diouf mën ngeen a poser question bu leen neex comme ça ñu jëm ci répondre rapidement jërë ngeen jëf. Ouh là là, salle bi dafa tàng de. Huh? Wow, it's very hot. Yes, sir. You want to stick? Okay. You don't have to Let me seize the opportunity to thank my team. I am sitting here as a student. I'm not assuming their position because before these people or in front of these people, I'm a student. And I believe that these people will get a capacity or qualification. They deserve of position in every aspect. We have been coming here many years ago. All we are trying is to be on the journey to build a pathway or to a pathway which will actually take us to actually realize our objective in regional integration at every level of our existence, or in every level of our existence. We believe that we can only foster that through institutional collaborations and interactions. And today we are here with Sheikh Anta Diop University students. And I would like to actually confide this thing to Professor Fall and Professor Barr. Next summer, I intend to bring the University of America Cabral here. I will be in Guinea-Bissau on the 26th. From here, we are going to Guinea-Bissau with other students. Our outing is all geared towards bringing university students together. And what we learned from the scholars of the University of Sheikh Anta Diop, I think they are ready, the commitment is there. Now we have to move down to the implementation phase. I believe that our senior scholar, Professor Fall, will actually lead us, and in collaboration with the department head, Professor Idris Abba, so that a framework could be designed and which will be adopted and the implementation will be done. And I believe that once a framework is designed, we are ready, it will be implemented. I've already spoken to the students and the lecturers at the University of America Cabral,
in Guinea-Bissau. Well, this is how many times we have been going to Guinea-Bissau, 10 years, and the same thing here in Senegal. So our coming this year is in different form. How do we reflect on these collaborations to ensure commonalities in our curriculum, in our activities in different form? And we believe that when that strong collaboration is established, these 4 universities or 5 universities, University of Sheikh Anta Diop, University of Kaffrine, University of Hassan Sheikh, Guinea-Bissau University of the Gambia, I believe that with this framework and collaboration, we can actually influence the state so that we'll be able to actually exterminate some of the challenges that has been posing actually a threat to regional integration, which is very, very important. I am not going to actually keep you long, but I think what we have in our next item, I think we have questions. We want you to actually have questions, either 3 or 4 questions to previous speakers on the issues or subjects that they actually delve into. So I believe that we can still, let's still actually clap for them. We appreciate this gathering, and I believe that we will succeed. And we are surprised one thing, and that is Senegal became a model. Pay attention. Senegal is becoming a model for us on a daily basis. In the Gambia, it's very rare for ladies or females to major in history. It's not a good area for women. In the University of the Gambia, most of the ladies are majoring development studies. And most of the ladies are now becoming majors in political science. But because history is misconceived, and that is why you can understand we have few majors, few women who are majoring in history. And we want to learn a lot from Sheikh Anta Diop. I think Pendambo was one of the scholar, and Madam sitting down professor, and the other professor who also gave lectures at the Center for General History of Senegal. So that is why our coming here, it has another effect, because on daily basis, our students are learning and they are thinking of how to adopt and adjust according to the level of Senegalese people. We will always continue to learn because Senegal has to help us. This university was actually established in around 1962. Am I right? Around 1960s, not so. In 1957, this university was established. University of the Gambia, 1949. 1949, University of the Gambia was actually established by National Assembly Act in 1999. Over 30 years after the independence, we have been deprived of the higher education institution. So we have to understand nation to nation, but we are people of the same historical origin. But there is should be a paternal relation in scholarship between the Gambia and Senegal. And that is why we continue to come here to learn. And this time when we were coming, I can actually make it clear to you. I told the student we are going to Gore in order for us to be able to reflect on our contact with the capitalist world in the 16th century, the Senegambian contact. We will go to Monument in order for us to be able to understand how Senegal memorized history through artistic tradition, in order for them to be able to reflect on the past, present, and the future. And I told them that Sheikh Anta Diop and the general history is to learn from the intellectual productions and the human products and even the living archive.
who are sitting before you right now. So our continuous coming to Senegal, professors, it is to actually learn. We are far behind in the Gambia. And then we want to maintain that collaboration now through inter-university collaboration and MOU. And I believe that we are ready and we believe that we can do that. We are junior scholars. We are inexperienced. We are given the responsibility for professors here to come up with this design, and I believe that we can facilitate the realization of these collaborations. Because I'm telling you, we're going to bring the University of America Cabral here. We've already spoken to the department in Ziguinchor. We need to have a framework where this thing could be implemented, because we want to actually destroy the barrier, which we believe is a language, where there will be continuous intercourse between these countries. Students could come here and learn. We don't have even museum experts. We don't have even archival experts in our university. So that is why Senegal cannot leave us in that form, in that way, in that condition. Our students are appealing. When we visit any time in Senegal, they are crying to me that, Dr. Toure, what we are doing, how could we actually catch up Senegal? We cannot catch up Senegal, but what we need to do, we need to be part of Senegal, and Senegal become part of the Gambia. In a realistic form, not in a verbalist representation. So this is my appeal. We believe that our collaboration institutionally will actually influence the political and institutional leaders and government actually to adopt it. And I believe that that will mark the implementation phase of our aspiration. And we believe that Professor Fall and Professor Ba could actually initiate this thing and come up with conceptual note for government. Thank you so much. Africa is the best and the most peaceful and resourceful continent, blessed with all man's desires. But almost everything has been taken away by the Westerners to discern their desires. In those days, they bribed and deceived our grandees by giving them so-called mirrors, clothes, and etc. in exchange for gold, diamond, silver, ivory, and more. This is why we call them unwise people. But we are yet to be wise as well. We are yet to be wise because they are still in the process of taking our flora and fauna. That's our timbers, sun, and pieces while reserving theirs for the sustainability of their future generation. What would the future generation call us if this haven't changed? Lackadaisicals? According to them, we are responsible for our poverty, trying to disguise themselves when they are guilty. Bernstein said that for us to develop, we must follow the Western way. But what outcome can we generate from an already harvested field? Nothing. Freedom of movement is among the fundamental human rights. But why are they not allowing us as Africans to move freely and fairly in their countries? Why are they deporting us as Africans? They complain that us Africans enter in their countries illegally. But what proper document did they bring along in those days when entering Africa? They trespass and dividing our motherland without any authority given to them.
but spring can be reborn by considering our Gambianness, our Ghanaianness, and generally our Africanness. Because development starts from the people, and us, the youths, the third bearers of the continent, stop daydreaming about going to Europe while we haven't started sleeping. Who would develop Africa if we all run away from Africa? Nobody. And this would drain our motherland and reign in other people's land. Wolof nee na ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa boromam. maa ngi leen di ñaan ñu bëggante soppante roggante ngir raax Africa ba mu baax and make Africa great again. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. I have a message to pass. Okay, I don't know how this man, Cheikh Anta Diop, the African giant and the father of knowledge, is cherished in this land, that is Senegal. But I love the man and I cherish the man because of his unwavering support and his resilience in order to fight for African history, in order to fight for African rights. This is why I read many of his books, and then I would like to quote from him. Though some France be that's not like why did not go Shimon. Armez-vous de sciences jusqu'au temps. For us to study history, or for us to study or to rewrite African history, we need to concentrate on science and history. Parce que toi bi soko ici les lo xamné mom understand ko da lay jema fakastal. Su le fakastalé nga isil ko science. Nga isil ko science muy the empirical evidence of what you are saying. So Cheikh Anta Diop mom lolo def. Pour ñu mëna am wala pour ñu mëna def lu Cheikh Anta def dañoo jàng nu mu doon jàngee ñi def nu mu doon defee pour ñu mëna jëmale Afrique ci kanam parce que ñu baax ñi dañ dee wax ne ku bëgg ci dara ji daf lay dara la nga am ci mën a am ci dara ji dara kon nag nañu dara ji dara nañu mën a am ci dara ji dara jërëjëf. Comment l'espace sénégalais a été construit. Il y a quand même une question pour absolue. Je vais voir souvent que le mouvement mooy que ni en fait baatu Sénégal bi ci boppam man gëm naa ni tubaab yi ñoo ko créé tubaab yi ñoo ko forgé bi Angleterre nangoo Ndar boole koog Batters foofu la ñu commencé gis baat bi Sénégambia di commencé feeñ bon mais nag loolu bu ma ko wax damay tooñ parce que sunu bind yëpp foofu lañ ko wéer parce que xam nga concept dafa yaatu concept mën nga ko tëj comme mën nga ko ubbi Sénégal bi boo ko tëjee ci li ko tubaab yi junjee woon day tuuti c'est la même chose aussi Sénégal bi boo ko tëjee ci ni ko Abdou Diouf ak Daouda Kairaba Diawara tënkee woon loolu ba tey dafay tëju dafay tuuti parce que Sénégal bi weesu na loolu am na koo xam ni moo ñu bokk jàngal ñun ñëpp muy Boubacar Bari day wax ni Sénégal bi mooy diggante maanaam li wër fleuve Sénégal ci nord ci sow ci bët gànnaar ak li wër fleuve Gambie ci bët Saloum dëkk ak mbooloo mi fa nekk yëpp ak réew yi fa nekk yëpp ci mbindum Boubacar Bari loolu mooy Sénégal bi maanaam li ñuy woowe la Sénégal bi historique mais bon comme dama waane dinaa ko jéem a gën a ubbi parce que en fait Boubacar Bari ubbi na ko lool sax ba yaatal ko ci bassin wu fleuve Sénégal ak Gambie mais booy xool historiquement gis nga boo demee ci géographe bu tudd Strabo ñu ko xamee ci français ci Strabon
Strabon bu daan wax Afrique te loolu dina tax ngeen comprendre lu tax Sénégal bi am solo bu daan wax Afrique day wax ni Afrique benn triangle la loolu la bind sax te mi ngi ko bind au 1er siècle de notre ère Strabo dafa wax ni Afrique triangle la benn côté triangle bi mooy Afrique du Nord ñëpp xam nañ lan la ah foofu la Libye nekkoon foofu la Libye nekkoon beneen côté bi mooy Afrique orientale te foofu itam xamoon nañ ko même ci jamonoy naar yi ak ci jamonoy grec yi parce que côté boobu foofu la disons Afrique de l'Est foofu dëkk yu mel ni comme Éthiopie dëkk yu mel ni comme Soudan yooyu yëpp ba ci Mozambique actuel loolu yooyu nit ñi xamoon nañ ko ay Kilwa yooyu yëpp nit ñi xamoon nañ ko bu yàgg géographe bu mel ni comme Al-Masoudi bind na ci lu yaatu di décrire côté yooyu donc mais Strabo dafa wax ni lu jëm ci côté bi féetewoo Afrique sowu jant mu ni loolu man xaw ma ci dara te kenn xamu ci dara mu ni foofu moom li mu jàpp ña fa dëkk ay nit lañ yoo xam ni seen bopp mala la des hommes avec des têtes de chien noonu la Strabo doon décrire l'Afrique de l'Ouest te booy xool partie bi nga xam ni Strabo dafa waxoon ni kenn xamu ko ci àdduna moom moo correspondre rek li nga xam ni boo xoolee ci carte loolu mooy wone ni lii mooy Sénégal Senegambia was the missing link of African history for a long time loolu moo tax jàng histoire u Sénégal bi tan ci niñ ko xalaatee nag pas man ma toog fii Insa toog fële mais ñu bokk liggéeyandoo ci ak interdisciplinarité bi Cheikh Anta Diop doon woote parce que loolu la ñuy def dëgg loolu la ñuy def xëy na ñëpp dugalaguñ seen loxo mais loolu lañ commencé def ñi ngi commencé di réinventer the missing link of African humanity African history te loolu dafay wane ni Sénégal bi lu yaatu la man bu ma doon définir Sénégal bi toujours ci gën a yaatal dinaa nangu li Boubacar Bari wax mais dinaa ko gën a yaatal parce que boo seetloo li Boubacar Bari wax boo yemalee Sénégal bi ci plateau wu fleuve Sénégal bassin wu fleuve Sénégal ak bassin wu fleuve Gambie di nga ci génnee lu bëri loo xam ci Sénégal bi la bokk di nga ci génnee la boucle du Niger te foofu dafa bokk ci les berceaux de la Sénégal c'est le berceau mandingue quand même de la Sénégal c'est la même chose boo xoolee ba ci Guinée-Bissau au-delà ba ci Sierra Leone am na benn fleuve bu ñuy wooyee Rio Grande fulba yi di ko wooyee Koliba le fleuve de Koli loolu li muy tekki mooy Koli Tengala dem na ba foofu donc loolu li muy tekki mooy Sénégal bi ci histoire te dinaa ci yokk kii bind na téere boo xam ni mi ngi wone ni dans l'Adrar mauritanien ci lu teel dañ am na ay réew yoo xam ni dañ fanaan wolof yi fulbe yi soninke yi ak séeréer yi teel nañ fa daje mais booba kenn daawu leen wooyee wolof séeréer tukulóor ay baafuur lañ leen doon wooyee donc loolu li muy tekki mooy Sénégal bi bii nga xam ni ñun moom lañ yenu bëgg a def histoire am dafa nekk lu am solo ci histoire Afrique dafa nekk loo xam ni il faut que pour ñu mën ko jàngale il faut que ñu yaatal ko boole ci les berceaux du nord dans l'Adrar mauritanien le berceau oriental autour de la boucle du Niger et le berceau méridional qui va jusqu'au Rio Grande actuel loolu mooy la Sénégal bi historique bi nga xam ni moom moo war a nekk cadre bi nga xam ne ñun moom la ñu war a réfléchir moom la ñu war a gëstoo moom la ñu war a jàngale xaw ma ndax tontu naa sa laaj beneen laaj bi non voilà the same question goes please can you explain to us the exact boundaries of Senegambia
je pense que yaakaar naa ni tontu naa ci laaj boobu mais li ma ci jàpp rek mooy gis nga mi ngi laajte lan mooy frontière u Sénégal bi gis nga loolu dafa am lu bari lu muy tekki mais gars yi man dama leen di laaj fan la ñu jëlee tàmm chaque fois bu ñuy wax réew au lieu ñu xool ko ci culture bi nga xam ne moom la nit ñi bokk nga xam ne amul frontière mais toujours dañuy wut frontière mais loolu jëlee wuñ ko ci sunu tradition historiographique dañ ko àbb mais jot na ñu dindi loolu ci sunu historiographie pourquoi voulez-vous que frontière bi di limiter histoire yi ñoo bokk culture bi ñoo bokk kàllaama bi ñoo bokk histoire bi mais léegi nga bëgg a créer benn césure boo xam ni c'est une césure fictive administrative ñu koy woowee frontière ñu bëgg non les frontières ne délimitent frontière yemalewul xàjjalewul ay culture ci ñun frontière day boole ay culture gis nga ku mel ni comme un grand historien l'ancien président du Mali Adama Konaré Alpha Omar Konaré day wooyee limite entre Mali ak Sénégal wala entre Sénégal ak Bamako ak Gambie waxu leen ni ay frontières lañ mais da leen di wooyee pays frontière c'est-à-dire dafa bëgg a wax ni boo demee ci loolu ñuy wooyee frontière ci côté bii comme ci côté bii tubaab bi moo fa rëdd benn rëdd rek séparé leen mais même kàllaama yi la même culture yi la même tool yi la même tradition yi la même rite funéraire yi la donc ñoo bokk histoire gis nga nag li taxoon ma tàmbalee ak sama kii bi foofu laa bëggoon a ñëw gis nga tant que ñi ngi raisonner en termes de frontière en termes d'ethnicité dañuy xàjjale parce que le mot ethnie boo ko xoolee luy séparer la c'est une identité qui détruit c'est une identité qui sépare c'est une identité qui cloisonne par contre culture langue histoire ak le commun vouloir de vie commune bi Renan doon wooyee loolu mooy boole ay nit te ñun loolu moom boole nañu donc Sénégal bi bu leen ko wutal frontière réalité la culturelle bu amul frontière réalité linguistique la bu amul frontière réalité économique la bu amul frontière la preuve xoolal ni fi contrebande bi développé pourquoi parce que nit ñi dañu tàmm di demalante di jaayante gouvernement yi léegi bëgg a créer frontière mais loolu tax fraude bi bëri donc li ñu desee xëy na mooy créer une Sénégambie politique Abdou Diouf ak Daouda Kairaba Diarra jéem nañ ko sottiwul mais nañu ko yaatal te loolu boo xoolee le débat bi am entre AES ak CEDEAO loolu c'est toujours d'actualité donc vraiment bëgguma ci sori parce que c'est une question énorme boo xam ni tontu bi mënuñ ko jeexal fii mais moom mooy coow li naka la ñuy def pour def ci suñu xel ñun ñëpp que ñoo bokk culture ñoo bokk aada ñoo bokk histoire mais loolu man dama ko gëm ba nga xam ni boo ma waxee frontière rek sama yaram day daw parce que man gisuma frontière mais c'est vrai que c'est une réalité administrative avec laquelle il faut compter pour le moment mais gëm naa ni dinañ àgg jamono joo boo xam ni frontière dootul am diggante Gambie ak Sénégal te ñun tàmbali nañ ko li ñu bëgg a def nii sos benn kuréel boo xam ni dañuy sumbandoo ay programme di ko jàngaleendoo di gëstoondoo di formeendoo ay étudiants ci lu jëm ci sunu culture bi ñu bokk man gëm naa ne loolu bu ñu ko defee frontière yi dina tëb gëm naa loolu alors wax garmi lan mooy garmi loolu sujet la boo xam ne day merloo ñu bëri parce que buñ la waxee maa ngi tooñ de buñ la waxee baatu garmi fan la jóge xëy na di nga xam ni garmi aussi baat bu ñu war a yaatal la parce que man noonu laa gisee histoire man histoire dama koy yaatal rek garmi baat bu ñu war a yaatal la te pourtant ci origine bi dañ ko tëj
fan lañ ko tëj dañ ko tëj ñi nga xam ni ay descendants wu Njaajaan Njaay lañu ci banqaas bi ñuy wooyee Takku Salguf mu jur ay doom ñu nekk njiit Kajoor Bawol Siin Saalum ñu leen di wooyee Garmi déglul nag foofu la yëf yi commencé jaxasoo parce que boo demee ci naar yi lan lañ lay wax naar yi dañ lay wax ni la benn buur bu jógee gànnaar moo ñëw fii jël fi benn jaam am ak moom doomam yooyu ñooy Garmi yi xool leen bu baax li ma leen di wax histoire naar yi dañuy jël Garmi yi def leen ay doom yoo xam ni maanaam mais xoolal nag baat bi niñ ko tëjee dañ ko mujj tëj ci képp koo xam ni am nga nguur ci képp koo xam ni bokk nga ci famille boo xam ni famille yu nguur la famille boo xam ne dafa laal ci nguur ñu leen di woyee les familles Garmi te li xew mooy à partir du 15e siècle Garmi dafa commencé yaatu ci anam bi gënul parce que bu njëkk Garmi da nga daan bokk ci benn famille sa maam nekk laman am ay suuf nga am ay tool nekk buur ñu jox la cër bi nga di ko donn ci papa ak ci yaay mais li xew bi 15e siècle bi tubaab yi ñëwee tubaab bi ñu ñëwee ñetti yëf lañ fi indi lañ fi yaatal sax d'ailleurs laa mën a wax parce que inventé wuñ ko dañ fi indi mëq doom fusil dañ fi indi mëq doom fetal voilà dañ fi indi fetal dañ fi indi fas yaatal ko ah indi fi sàngara fas sàngara mëq doom gis nga nag loolu nag moo yàq Ngarmi gi parce que ñi nga xam ni da nga doon nekk Ngarmi di ko donn ci say maam mu jox la cër pour nga yiir askan wi di leen tette di leen guider nga nekk seen kilifa li xew à partir du 15e 16e siècle mooy léegi képp koo xam ne am nga mëq doom am nga fas am nga sàngara te xoolal sàngara li muy def ci nit sàngara dalay soppi da ngay sanguinaire da ngay rayaate loolu moo lay permettre nga mën a dem wuti jaam di ko jël di ko jaay tubaab Ngarmi nag foofu la mujjee Ngarmi foofu la mujjee ñi nga xam ne ay Garmi lañ woon dañoo mujj nekk ñi nga xam ne njaayuñ jaam lañ fi nekkee naan sàngara ak wane jaay doole Kocc Barma mi ngi koy wax d'ailleurs bi muy wax ni buur du mbokk loolu lay firndeel mais nag encore li tax ma di Ngarmi dañ ko war a yaatal parce que boo xoolee sunu société yi ci njëlbeen boo xoolee sunu société yi ci njëlbeen mais lan moo taxoon ñu mënoon a toog ni ñun créé nañ société da nga daan fekk benn tund pël bi di fa sàmm séeréer bi aussi di fa sàmm lébu bi wala cubalo bi di fa napp soninke bi di fa béy wala mu fay jaay wolof bi di fa béy ñii ñoo daan bokk nekk former société quelqu'un m'a posé la question la société wolof au départ loolu la woon dañ doon bokk pël bi séeréer bi soninke bi ñu bokk benn société kii di nekk nappkat kii di nekk sàmmkat kii di nekk béykat et boo xoolee d'ailleurs institution yi njëkk a formé yu mel ni comme Sebak Bawor au Waalo bi nga xam ne ñii ay nappkat ak ay béykat ak ay sàmmkat ñoo bokk créer ay institution nekk ci benn société mais nag xool leen li xew dañu jékki-jékki rek mu commencé ñu li ñuy woyee ceddo yi commencé feeñ bi ñu feeñee yore seen fetal yi yore sàngara si yore doole ci commencé nag am ëpp doole sàmmkat bi ëpp doole nappkat bi ëpp doole béykat bi créer aristocratie bu bees Ngarmi moom la ñuy wooyee Ngarmi ci ngaru fetal boo amee fetal rek Ngarmi ga moo tax tubaab yi d'ailleurs bi ñu ñëwee am na ko tudd Andrade Almada de Andrade mu visité fii au 16e siècle daf ni fii daanaka 30 kilomètres yoo dox gis buur parce que effectivement jamono jooju ku am fetal am mëq doom
am fas am sàngara mais buur nga li tax ma ne nag léegi ngar mi dañ ko war a tijji dañ ko war a ubbi baat mooy ngar mi dafa am ci xeex mais ngar mi aussi dafa am ci liggéey déglu bu baax li ma leen di wax gis nga suñu société bi dafa am lu fi xew loo xam ni fii ak gëstuwuñ ko dañuy am ay problème temps bi nga xam ni dañoo àndoon nekk ci village yi ci communauté yi ci terroir yi nga xam ni béykat bi sàmmkat bi nappkat bi wuude bi tëgg bi ñëpp dañ doon bokkandoo temps yooyu ngar mi nekkul woon rek ci ngar mi fetal nekkul woon rek ngar mi ci garu fetal ngar mi ci njàmbaar la suñu sët dañ daan woy ko mel ni comme Demba Waar ah ngar mi ci mbaar la ci mbaar maanaam ñi nga xam ne ay tëgg lañ woon dañ leen doon tagg parce que ñoom ñoo fi njëkk a falu buur mais xoolal nag 15e 16e 17e ñu tëj ngar mi ñi nga xam ni ay tëgg lañ woon ay wuude lañ leen ñu commencé leen a bañ alors que ci ay buur lañ bokkoon ci njëlbeen donc léegi garmi gi il faut que ñu tijji ko mooy dafa am xeetu ngar bi bu bees bu ñu war a inventé nga xam ne yemul rek ci mën a xeex yemul rek ci naan sàngara yemul rek ci jaay doole ci xol bu baax xol bu rafet ak njub moo tax man gëm naa ni lii Jomaay di woote jubbanti loolu moo nar a ubbi ngar mi ci suñu réew yi damay sàcc rek wax leen lu tuuti je ne suis pas un politicien mais gis nga bu leen xoolee sama fii am naa fi benn texte boo xam ni maa ngi ko bind keroog bi Ousmane Sonko di def grève de la faim dafa am benn guddi j'étais persuadé que ni guddi googu Ousmane Sonko dafay dee j'étais persuadé que ni dafa naroon dee et parce que c'était annoncé surtout Aïda Mbodj laa dégg mu wax ni ma ko gisee nii j'étais persuadé que ni Ousmane Sonko dafay dee j'ai écrit un texte ce même jour que je n'ai jamais publié et je crois que je ne publierai jamais ce texte je l'ai intitulé Le Dernier Garmi. Pour moi, c'était le dernier garmi et il allait mourir comme savent ou savaient le faire les garmis. C'est-à-dire mourir pour une cause, pour la communauté. Non pas mourir sur le champ de la prédation, mais mourir sur le champ des valeurs cardinales. Sur le champ du reçu. C'est le vrai garmi. Donc, garmi, képp koo xam ne jàmbaar nga ci fa ngay liggéey képp koo xam ne jàmbaar nga ci sa diine jàmbaar nga ci sa jikko garmi nga. Donc, il est temps qu'on ouvre le champ du garmi. Je crois que, oui, bon, je me demande ndax jar na ko, mais bon. Hein? Arrêtez. Non, d'accord. Alors, bon, what happened to pre-colonial African scholars and their failure to unite their own history? I'm not sure. It's you mean pre-colonial, no? Pre-colonial scholars. Non, li muy laajte mooy les sëriñ traditionnels, hein? Pre-colonial scholars, mooy les sëriñ et le fait que ñu échoué ci développer seen dëkk ak seen histoire man gisee wu ma ko noonu gis nga et heureusement d'ailleurs bi nga laajee question boobu sëriñ yi fi nekkoon mënuma wax ni dañoo lajj ci développer seen réew mënuma wax ni dañoo lajj ci unité ci dajale seen réew xam nga lu tax bi ñu tëjee ngarmi gi ci ngaru fetal maanaam bi nga xamee ni violence moom la ngarmi di waxee di jëfee
garmi yi dañoo bàyyi jàngale dañoo bàyyi mbéy mi dañoo bàyyi wut jàmm ci société bi la paix civile ñan ñoo leen remplacer mooy sëriñ yooyu ngay wax sëriñ yi ñoo jóg ni fii dinañ fi indi jàmm fii dinañ fi développer béy fii dinañ créer ay daara pour jàng fi donc contrairement à li ngay suggérer sëriñ si ñoo nekkoon alternative au garmi loolu xëy na beneen yoon dinañ ci dellu si bon la dernière question peut-être parce que sinon dafay day gudd how can universities in the Gambia and Senegal address potential language barriers and differences? This is a wonderful question indeed. Comment transcender la barrière linguistique pour développer une collaboration entre les universités du Sénégal et de la Gambie? Je crois que keroog bi ñu demee histoire générale du Sénégal on a trouvé la bonne réponse. La bonne réponse mooy ñu bañ a jël langue def ko comme frontière. Langue day boole parce que boo xoolee lu mel ni comme wolof quelqu'un m'a posé la question xool leen wolof am na ay mots ci wolof yoo xam ni yu mel ni comme nebedaay mais anglais la yu ci bëri parce que kàllaama day dund kàllaama day roofante day jaxasoo mais leneen aussi daf ci war a da ngeen ko war a jàppee da ngeen ko war a jël en compte mooy mais traduction dafa am bërk démb wax nañ ma ni ma Google dugal na wolof léegi ci palette ci portefeuille de langue bi mu am loolu lu muy tekki mooy lan traduction mën na nekk la traduction Souleymane Bachir moo koy wax la traduction est devenue le langage universel donc sunu làkk yi ñuy làkk yoon la pour ñu mën ci xam demante liggéey ensemble te ñu mooy li ñuy def nii maa ngi wax wolof mais amul barrière tey bon xëy na peut-être bu fekkoon ni te yéen ci amu ci kenn koo xam ni déggul wolof dafa mel ni sax sunu wolof yi ñoo tolloo parce que man li ma mën a wax ci tubaab ak ci anglais gëm naa ni mënaguma ko wax il faut ma dem jàngi wolof parce que mënuma ko bind donc ñoo ci yem donc loolu dafay dindi barrière bi ñu utiliser sunu langue nationale leneen li mooy utiliser la traduction mais leneen li mooy li ma wax léegi ci njëlbeen et je pense que insister wu ma ci assez gis nga bi may wax ni ñu utiliser l'intelligence artificielle pour développer les métiers de la culture loolu gis nga bis bu ñu amee une armée de techniciens nga xam ne ay traducteurs a ngi ci ay médiateurs culturels a ngi ci ay archéologues ñu ngi ci ay dessinateurs ñu ngi ci ñi ngi développer benn programme entre des gens du département parce que officiellement jotagoo ci mais di nga ci jot et l'université Cheikh Hamidou Kane ak histoire générale du Sénégal pour lan former plus de 3000 jeunes au métier du design et de la modélisation pour que sunu histoire au lieu mu nekk lu ñuy bind mu nekk loo xam ne dañ koy dessiner yow dessin même boo xamul làkk bi dessin bi mën nga ko comprendre te imagine toi ñu def ay dessins animés sur l'histoire de la Sénégal ñu def ko ak ay images ba pare di utiliser langage yu mel ni comme langue bu mel ni comme wolof wala mandinka barrière bi day sauter donc loolu mënul nekk obstacle par rapport ak li ñuy def donc vraiment naa yem foofu parce que sinon kon fi la ñuy yendu. jërëjëf vraiment jërë nañ si xam-xam bu bëri aw ma sañ-sañ complété ko mais bëgg naa rek boo leen ma ko mayee ma wax ñaar wala ñett kalam bu njëkk bi moo di gis naa ni étudiants séeréer yi commencé nañu dem pour añi parce que dañoo xiif am naa sañ-sañ pour wax ko ndaxte pël la buñ ma laajee sama xarit buñ ma laajee lan laa xalaat ci élection Bassirou Diomaye Faye comme président de la République dama leen di ne kontaan naa si ndaxte day séeréer may pël kontaan naa si ndaxte dafa sant Faye ma sant Ba te Faye ak Ba
ak Njaay ak Jaata benn la man ak moom bu ñu daje woon lu ma neex si moom wóor na ma ni mun naa ko jot li ma bëgg a wax foofu moo di parenté à plaisanterie war na bokk si li nga xam ni mooy tax ñu définir ni ko professeur junjee sànq Sénégal bi ma commencé di jàngale bi ma commencé sama carrière comme enseignant ay étudiants pël yu créé benn association pël mos nañ ma seet si ñu ne gis nañ ñi xam nañu ni pël laa mën naa leen ngir naa leen jàppale ma animé leen benn conférence en pulaar wala sur les pël li ma leen tontu moo di mënuma ko def parce que wóolu ma ni bu dee pël la parce que mu dee même bu dee samay mbokk samay waajur ay pël lañu même bu dee dégg naa pulaar damaa jaxasoo ak ñeneen ñi am naa ay goro yoo xam ne ay lébu lañu wala ay séeréer mu ngoog même bu dee baa pula la am naa ay goro yoo xam ne xeet yëpp la ñu bokk li ma bëgg wax foofu moo di li historien yi anthropologue yi tuddee affiliation maanaam jël ñeneen yokk ko si sa famille si sa xeet bokk na si lii bokk war na bokk si lii ñu war a jiital pour mën a définir la Sénégal bi ma dégloo sànq professeur di wax dafa may terme yu ma xalaat parce que dama dajeek terme yi si samay recherche terme yu mel nii te jot na ñu gestu si terme yooyu xool bu dee terme yooyu en réalité est-ce que du benn terme muy terme yu mel nii ay cops moo joxe Éthiopie Ghana Ganata Ganawa Ganawata muy Guinée wala Guinea waaw muy Soudan te mu jógee si bilad al Soudan muy Niger muy Nigeria boo xoolee kalaamu yi yëpp lan moo leen boole mooy couleur yaram ji maanaam lu ñuul man si li ma xalaat mooy terme yi yëpp boo leen jëlee terme yëpp lu mu tekki mooy Afrique si gàttal voilà dëkk ñu ñuul ñi si biir xol bi Sénégal bi moo fa nekk ndax lan parce que boo bëggee bind histoire u Sénégal bi si Moyen Âge professeur wax na ko sànq Middle Ages wala Antiquité il faut nga jëlee Sénégal bi fi mu nekk nii tey diggante Sénégal rive ak Gambia rive ak Casamance rive il faut que jëlee ko fi yëkkati ko teg ko biir Sahara boo ko deful doo xam histoire Sénégal bi lan moo ko waral tamit boo xoolee suñu mbokk yu jóge Afrique tey te ñu nekk Europe nekk Amérique nekk Asie ñu si gën bëri bi ñu jógee Afrique Sénégambia la ñu jaare Sénégambia mooy buntu diaspora bi li ko waral tamit mooy Sénégambia ñi fi nekk tey boo bëggee xam fa la ñu jógee ni ko Aboubakar Moussa la waxee suñu professeur il faut nga gestu si li ñu tuddee la thèse saharienne am na ñu jógee Sahara nga gestu si li ñu tuddee la thèse nilotique wala égyptienne am na ñu jógee Égypte professeur wax na ko sànq il faut nga gestu si li ñu tuddee la thèse orientale du ñàkk am na ñu jógee ginnaaw Égypte li ñu tuddee Orient waaw ñoom ñëpp nag ñu jaar Sahara dajale doog a ñëw Sénégambia loolu daal laa bëggoon yokk tuuti si li professeur waxoon sànq pour gën a yaatal Sénégambia ak histoire Sénégambia jërëjëf. waaw. Ouais. Même sur les garniers, on peut ajouter beaucoup de choses. Barkambo. Canada ak ndeysaan Amadou Toumani Touré mu ne tubaab bi dañuy toog nii comme ni ñu toogee rek jël bic tracé fii Sénégal la fii Gambie la fii kii Mali